salaamaaleykum sama gaay yi maa ngi leen di nuyu ku nekk sa tur ak sa sant di leen di delluwaat di rafetlu seen bàyyi xel ci vidéo bi affaireu kaso yi laa bëgg ñu waxaat ci kaso yi nag buñ ciy wax du waruñu jàpp kenn ku def lu deful dañ lay jàpp waaye buñ lay jàppee tamit nañ lay jox sa àq ak sa yelleef sa àq ak sa yelleef yi weesu lu dul da nga war a tëdd fu baax lekk lu baax loolu taxul nit def taxul nit bañ a def donc loolu moom règle de base la malheureusement suñu kaso yi nag dafa tar lu tax mu tar parce que ñi nga xamante ne ni ñoom jox nañ leen gestion kaso yi duñu def li war ci sama gis-gis dundin bi foofu baaxul au contraire booy yar nit da nga mujj yàq nit am na ay dof yu nekk ci biir kaso bi am na dof yoo xam ne yenn saa sax dañuy yor ay arme ay lañset dañuy yor ay kibéeru sardine yi nga xam ne ay danger la condition kaso yi moom tar na man nag bu may wax waxu kaso yi jóguma pour nit yërëm ma non parce que alhamdulilah maa ngi sant yàlla samay famille it bàyyiwuñ ma mais c'est juste dund yi ñuy dund ci kaso yi war nañ ko xoolaat dund bi kaso boo mën a dem dafa mel ni ñiñ fay dénk ñaare ñooñu liñ leen di jox amaana duñ ko eggee ci détenu yi faj bi sooxe na dund bi sooxe na même jëflante ak mbokk yi sooxe na même tribunal encore dossier yi parce que yenn saa yi ñu bàyyi nit ñu fàtte ko foofu yenn saa yi ñu tëj nit lu ëpp ñu tëj nit benn pen ñu bàyyi ko mu ñibbi wala ñu tëj nit benn pen mu ñëw romb pen bi yooyu yëpp gis nañ ko foofu ci kaso yi donc joyanti bi lañ ci jublu dañ jublu wax li nga xamante ne ni ay problème la ci kaso yi interpeller autorités yi ñu def ci ay enquête d'abord buñ ci defee enquête bu ñu gisee ni am na ay problème ñu joyanti ko loolu rek lañ ci jublu man nag waxew ma lu dul parent détenu fa laa nekkoon def naa fa fukki at ak benn dund naa fa lu ne mais loolu daf ma gën a yokk xam-xam du ma regretter li ma fa yóbboon lu tax du ma ko regretter parce que ñoom mayuñu ma dara donc man ne du ma regretter dara li ma def fayloo nañ ma ko baaluñu ma ci dara bind naa liberté conditionnelle bind naa remise de peine bind naa grâce présidentielle yépp ñu xañ ma ko lu waral loolu ndax ci atum 2014 dama participer à une grève de la faim pour ñu atte ñu parce que defoon naa juróomi at attewuñ ma chanvre rek lañ ma doon toppee chanvre indien ndéem dañ koy tere jàpp nañ ma atte ma xam fu ma féetee bu ñu grévé ci loolu autorités yi ñëw autorité sax ñëwuñu pratiquement waa observatoire national ñoo fa ñëwoon donc échange bi sax malheureusement neexuloon parce que ñoom dañ ñëw ak un esprit d'imposement arrêté leen grève bi comme si ñun li ñuy def c'est pas légitime or c'était légitime donc bizarrement mu mel ni ñun ñi nga xam ne ñu ngi doon grève dafa mel ni dañ ñoo sélectionné bu ñu demee ñun ñëpp dañ ñoo tëj te si ñun am na ñoo xamante ne amaana seeni mbir peut-être dañ si exagéré man loolu laa constaté boobu mais ba tey si lañ ñu yóbbee ñu tëj man 10 ans ñu yóbbu ma camp pénal ma dem camp pénal le mois de août mois de décembre sama yaay gaañu maa ngi koy ñaanal ñi seen waajur yëpp wàññeeku te ñu nekk ci kaso bi day metti mais affaire góor la donc ñun ñi ñëpp dañ ciy topp du daal loo xam ne lu garaaw la daal pour man donc camp pénal boobu ñu nekk tar na camp pénal nous étions période bi ma fay nekk 1050 plus lu mot 600 personnes amuñu woon ndox ñun ñi nga xam ne néegi nekkoon motoon na ay 6 chambres wala 7 dañ daan am ndox ay 1h du matin jëm 2h jëm 5h mu arrêté te néeg bu nekk daanaka bu amoon 20 bouteilles de 20 litres daanaka bari na ñëpp xam nañ problème mu Liberté 6 Conachop dafa am problème de pression d'eau
ñun grève bi ñu doon def dañ doon attirer attention autorités yi woo gouverneur bi nga xam ne mu am na si wàll mu jéem a ñoo woon jàppale si jamono boobu SDE mu def ay jéego ak condition boutique yi cher lu ñuy jaay si biti juróom ñu koy jaay foofu fukki dërëm parce que jënd bi force la sax xaalis day ñëw liñ fay jaay rek ngay jënd force am na lu bari bu ko sa mbokk yónnee ñu ne du dugg te pourtant ñoom dañ koy jaay. donc ak garde yi aussi dañ daan dóori foofu dóor yu métti dañ daan dóor détenu yi problème bu ñàkk fa dañ dóor détenu yi tamit dañ leen daan yóbbu lu bari si cellules yi mooy fu ñu leen di isolé boo defee lu defuwul yenn saa yi nit def lu defuwul c'est normal ñu yóbbu ko si cellules yi mais cellules yi ñoo nitewul nit waru fa nekk bàyyi ma sax mun fa nekk parce que cellules yi après man dama constaté ñu bari bu seen natt yu jeexee bu ñu fa génnee damay gis souvent ñu ne ab yóbbu nañ ko hôpital pavillon parce que dafa am tuberculose donc condition yooyu noonu morosité bi fa nekk c'est compréhensif ba nit bon fa jëlee feebar loolu daal bokkoon na si li ñu doon grève ñu ñëw ñu ne ñu ñun voilà dañu bëgg daw dañuy nekk di xeex ak garde yi fekk parce que ñun ñoo nekk si biir kaso bi garde yi ñoom ñoo ñuy garde ñi si biti xamuñu mais war nañ xam ni pour nga romb loge administration pour dugg si biir kaso bi foofu poste bi fa nekk arme yee fa nekk ay arme de guerre waxuma la arme yi de ay arme de guerre ay lacrymogène ñëpp xam nañ ni foofu ay arme kenn xalaatul naan da ngay jéem a songu garde yi wala nga naan da ngay daw gis nga loolu c'est un faux débat kaso yi nit ñemewu fi naan day daw en masse nit ñemewu ko daw benn mën na am si complicité amaana nit jékki-jékki rek si complicité nit wala sàgganu garde mu daw loolu mën na nekk mais de masse mënta am Sénégal mënta am si forme yu bari si suñuy yerin suñuy dundin suñuy dëkkin mënta nekk daw de masse boobu ba pare daw de masse mënul am parce que gars yi ñu ngi yor ay armes te duñu hésiter utiliser ko ñun xam nañ ko donc waxoon ni dañ doon bëgg daw c'est un faux débat du dëgg waxoon ni tamit ne ñun dañ doon xeex ak garde yi ñemuñ ko ñoom ñu ngi yor ay affaires yooyu di maasaate courant yi ñëpp xam nañ ko te ñun dañu faible si biir kaso te boobu ñu ngi grève 6 jours donc kenn xalaatul nekk foofu naan dégg nga maam da ngay songu garde yi ñoom loolu la ñu mënoon layal parce que ñun dañuy grève te grève bi arrangé wu leen donc c'est aussi simple ñu jël ma man de Sidibé jël Modou Joxaane bi amoon problème mu Maleyni Sané bi kooku ñu rayoon Rëbës ba ñu jàppoon ko si andiwoon ko foofu denc ko man kaawu Maleyni bi sax vraiment jaaxal na ma parce que kaa bu mel noonu 2009 2010 bu ma jumul maa ngi woon chambre 3 am na fa koo xam ne dañ ko dóoroon takk ko sol ñàmpi si gémmiñ bi mu étouffé dee ba malheureusement ngeen baal ma si waxin bi même bu muy wàcc liggéey foofu sax dafa neefere woon foofu ndax dee bu douloureuse dee bu metti mort bu atroce parce que dañ ko dóor yu metti tooyal ko sangu ko takk ko si kaw 2009 2010 mais coow loolu man dégguma ko sax mu jóg si biir néeg bi la maa ngi ko gis nii mu dee kenn nettaliwuma ko loolu autorités yi bu ñu ko déggee war nañ si tijji enquête xam lu waral loolu lu ko undu ak fan la affaire bi mujj donc man la ñu defeere woon Maleyni Sané ak ku ñuy tuddee Racine ñu te comme que xam nañ ni Joxaane bi am coowal Maleyni Sané bi ak man ak Racine comme Joxaane moom problème boobu la amoon ak garde yi lañ tuddoon donc buñ ko deferaatee fii gars yi dañ naan kabal la ñu rocc ko si daanaka si jugement bi man ak ki nga xam ne mooy Racine ñu daal di ñuy àtte te ñu 6 mois gis nga jugement boobu dafa am lu ñuy tuddee vice de forme ndax le directeur bi nekkoon foofu tuddoon Jaaji moom moo nekkoon responsable moral bi moo waroon nekk suñu plaignant mais xam na ni mënu fa ñëw parce que peut-être dañ koy tudd ci ay faits yu bari foofu moo tax mu jël ku tuddoon Góora mooy assistance sociale bi daa dañu ko fay andil mu nekk suñu plaignant koo xamante ne ñun bu ñu grévé moom moo doon ñëw wax lekk leen bu leen rey seen bopp mooy andi lekk bi moom mooy naan bàyyil ma woo leen seen mbokk yi kooku nan la nit du dofee naan day xeex ak moom vraiment xam nga souvent les gens là ils font des bêtises dañuy def ay affaires yi nga xamante ne kenn mënu ko comprendre mais malheureusement ñoom ñoo amee dëkk bi ñoom ñoo amee pouvoir ñoom ñoo amee violence bu légitime bi nee nañu mës ngeen dégg loolu ñoo xam ne nee nañ ñoom ñoo yor violence bu légitime c'est un faux débat nañu respecté te joxante cër xam ne état de droit lañ nekk mu am bañ a am 2 poids 2 mesures loolu day yàqam réew te gis nga 2 poids 2 mesures yooyu noonu day pousser nit ñi dañuy def du n'importe quoi nit mën na def lu ne bu dee mu ngi dund discrimination à n'en pas finir loolu laa bëggoon partager ak yéen tey xam naa ay bés yu gën a néew boo leen ma toppee di ngeen ci jëlee ay information yu doy waar
mais dina leen servir dina njëriñ aussi réew mi jërë ngeen jëf maa ngi jéggalu bu dee maa leen di déranger merci.